asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ndiaga Ndiaye dëkk Chérif Lo nekk coordonnateur bu mouvement ànd taxaw commune de Chérif Lo di wax ni mouvement ànd taxaw commune de Chérif Lo am nañ tey mbégte ak kontaante ci recevoir tey journalistes yi ci benn conférence de presse parce que loolu dinañu permettre ñoom occasion partager ak population bi utiliser jumtukaay bi nga xamante ni mooy seen presse bi pour mën a jotal suñu ay information askan bi nga xamante ni soxla woo nañu loolu bu ñuy dugg tamit ci waxtaan bi dañuy wax ni li ñuy wax tamit ñi ngi am yaakaar ci ni di ngeen ko relayer ba nga xamante ni askan wi nga xamante ni ñoo ko gën a soxla woo ñoom dinañ si jot la répétition nag parce que di waxaat xëy na am na ñoo xam dañuy jàpp ni bari wax la mais parfois dina am solo ci ki nga xamante ni moom ngay waxal mu mën la gën a dégg ndax dañu jàpp ni ki nga xamante ni moom la ñu séqal xëy na ni ñu ko mën a tuddee mooy du xëy na ay noppam neexul parce que amul benn yoon boo xamante ni mos nañu tàyyi ci di dem ci moom di ko interpeller di ko poser ay questions ci li nga xamante ni moo jëm ci gestion bi nga xamante ni mooy gestion commune de Chérif Lo dem na sax ba waa forum civil ñëw bi ginnaaw bu ñu rencontré ba échanger ak ñun ci li nga xamante ni moo xew dëgg-dëgg ci commune de Chérif Lo ñoom ñu dem ci moom waxtaan ak moom pour bëggoon mu jox ko ay information yoo xam te da leen mën a permettre ñu comparer ñun li ñuy wax ak moom li muy wax mais ñooñu sax nangu leen recevoir nangu leen ubbil ay buntam ñu jàpp nag ni nekk nañ ci état boo xam te ni état de droit la nekk ci état boo xam te ni république la ay texte ñoo ko tënk ñoo koy jubbanti ñoom ñooy wax fi nga xamante ni moom la mbir mi dox a dox jëm su demee nag ba nga nekk autorité nekk maire commune te nanguwoo waxal sa askan nanguwoo wax ak ñi nga xamante ni ñoo fi représente société civile mënuloo wax ak kenn c'est parce que dañuy mën a njort ni am na loo xamante ni yaa ngi koy def te bëgguloo mu leer ci xelu nit ñi ñun nag ñu jàpp ni am nañ devoiru ñëw ci askan wi li nga xamante ni moom ngay def te di ko nëbb ñun li ñu jàpp ni leer na suñu xel ñu leeral ko askan wi li nga xamante ni war nañ ko laaj tamit ñu laaj ko ci turu askan wi pour nga mën nga ñëw leeral leen loolu yooyu noonu bokk na ci li ñuy wax la gestion foncière maanaam li nga xamante ni moom doon lay saytoo suñu suuf si parce que bokk na ci compétence transférées yi parce que la mairie a compétence sur tout lépp loo xamante nii rek dina yéwénal dundu askan wi xëy na moom war na ci jëm mais dafa am yu ñu ko gën a sas am yu ñu koy gën a xaare résultat bu ñu koy natt foofu lañ koy nattee yooyu nag bokk na ci gestion foncière bi bokk na ci gestion foncière boobu ay délibération yu mu fi def dinañ ci ñëwaat bokk na ci tamit ni muy saytoo budget bi def ci ay lignes budgétaires yoo xamante ni kenn mënul xam dëgg-dëgg xaalis boobu fan la ko jëmee parce que du ko bind ci français bu nit mën a comprendre dëgg-dëgg nu ko neex la koy déggee nu ko neex la koy jëfandikoo te dañu jàpp ni tamit yoruñu alal bu nga xamante ni nit ñi war nañ koo permettre muy jël suñu alal di ko utiliser comme ci nu mu ko déggee ak ci nu mu ko xalaatee loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni am na ay nit ñu nga xamante ni ay nit ñu ko ay jege ñaaleem la mu recruter leen ci ay yoon yoo xamante ni dëppoowul ak li nga xamante ni moom la yoon tëral mu leen di recruter di leen fay alalu askan wi alors que ñooñu amuñu ci droit bokk na ci tamit ay championnat yi ñu fa waroon def nawetaan et cetera yoo xamante ni waroon na ko organiser te organiser wu ko yooyu yëpp bu ñu duggee ci waxtaan bi dañ ci gën a dugg mais maa ngi commencer rek ci la gestion foncière ñu jàpp ne gestion foncière mooy li gën a nekk jafe-jafe commune de Chérif Lo ndax ñun ay baykat lañ dëkk ci kaw gi amuñu lu ñu suñu suuf si ci la ñuy bay ci la ñu war di dëkk te ñu gis ni suuf soosu moom mi ngi nekk ci di ko caxat-caxatee bu métti ci loo xamante ni mënu ci taxaw leeralal ci askan wi dara ñun nag dem nañ ba ci moom dem nañ ba ci autorités yi nga xamante ni ñooy autorité administrative bi comme le sous-préfet ñu posé leen ci ay questions mais ba tey jii fii ñu toll jàpp nañ ni taxawaay ba nga xamante ni même le sous-préfet waroon na ko caa taxaw pour mbir mi leer des na moom it ñu ngi koy kon woo ci li nga xamante ni moo tax ñu teg ko ci arrondissement de Pambal di ko fay alalu askan wi moom loolu ñu tax ñu koy fay mu koy liggéey te di ko liggéey ci ni mu ko war a liggéeyee et puis tëddee njaaxaanaay ba xam ni moom dafa jaboote ñëpp amul droit di ànd ak maire wala muy ànd ak Massamba wala muy ànd ak Mademba ñun sàkkuñ mu ànd ak ñun mais dañoo bëgg mu dox rek dëgg au bénéfice de toute la population léegi bu ma duggee ci gestion foncière boobu ñu mën a wax ni daf fi def benn délibération boo xamante ni mi ngi ko tuddee délibération numéro 2 de 2016 mu doon délibération boo xamante ni amul fu mu commencé amul fenn fu mu yem
dëkk bu ko neex dem dagg fa dugal ko ci délibération de 2016 su daggee Thiawoune Bambara bu koy defar kay délibération 2016 la te loolu mi ngi ko dagg en 2020 bu daggee 2019 ni 2000 mi ngi ko dagg mi ngi ko dugal ci délibération Thiawoune Bambara su daggee Ndiassane même chose su daggee Njaxate Ndiassane même chose su daggee Chérif Lo même chose kon benn délibération la boo xamante ni kon délibération fourre-tout lañ ko mën a tuddee boo xamante ni amul yamuwaay kon dañoo mën a gis ni soxlaatul moom muy délibéré heure bu ko neexee rek mën naa dagg fu ko neex dugal ko ci délibération 2016 kon délibération 2016 boobu ñuy sàkku kon mu génne ko wane ko wax ñu fan la commencé fan la yem ak bu moom délibération boobu dafay valable ba kañ délibération yooyu tamit def na ko Thiawoune Kounta ñenn ñi di ko gën a xam ci Thiawoune Bambara foofu noonu la mu fa dagg tamit ay junni parcelle la yoo xamante ni tey ba mu ko daggee ba pare kenn mënu la ni mën na maa dugg ci benn dëkk génn fa fukki nit yoo xamante ni ay nit la yoo xamante ni jeune la yu dëkk ci biir commune bi mu jox leen ko te la mu fa dagg ñi ngi xalaat ni jege na lool fukki junniy parcelle kon bépp doomu aadama boo xamante ni majeur nga dëkk ci commune de Chérif Lo mën na la fa jox benn parcelle te du jeex kon suñu gisee loolu lépp ñu dagg ko te kenn koo xamante ni teew nga fii mënoo taxaw ni may na ma ci parcelle ma fay frais de bornage loolu vraiment tamit problème la ñu gis ni loolu lu ñu war a leeral la lu ñu war a saytu la sous-préfet ak autorité yëpp war a ñëw dugal ci seen loxo ànd kook ñun pour ñu leeral ko ñun waxuñu nañu ko may mais da ko leeral loolu la ñuy demandé. loolu tamit ni mu ko defee Thiawoune Bambara noonu la ko defee zone Njaxate Amar li commencé njenne ba keroog ngay egg EDK bi foofu yëpp délibéré nañ ko joxe nañ ko bu ngeen fa rombee borno yaa nga fa. bu fekkente ni am na kenn koo xam te ni jox na ko ci lu leer ngeen war ñu ko ñun xamuñu ko en tout cas ñun ñu dëkk ci commune de Chérif Lo mu dem ba Chérif Penku aussi dagg fa 40 hectares ni benn naar la ko jox boo xamante ni naar boobu amul kenn koo xam te ni dëkk nga ci commune de Chérif Lo di fi yeewoo koo xam ne mos nga teg bët naar bi yan condition la ko joxee ñun xamuñu ko lan la sartoon teg naar bi xamuñu ko te dañuy jàppoon ne pour une gestion transparente pour lépp leer lépp li muy def ci turu askan wi daf ko war a publier pour ñëpp di ko xam loolu aussi dekk rëq-rëq boo xamante ni bëggoon nañ moom mu ñëw ci leeral ko te loolu valable pour dëkk yooyu ma lim moo valable pour Chérif Lo moo valable pour Njaxate Ndiassane moo valable pour bépp dëkk boo xamante ni nekk na tey ci commune de Chérif Lo ñu doon sàkku kon procès verbal délibération yooyu yëpp comme ni ko yoon santaane parce que code des collectivités territoriales moo wax ni bépp décision bu ñu jël ci conseil municipal bi dañu ko war a afficher askan wi ñëpp mën cee egg te ci seen bët mën koo liiral seen bopp mën a xam la ñuy def ci seenu alal ndaka la demee loolu bokk na ci li nga xamante ni tey moo manque ci commune de Chérif Lo te itam code des collectivités territoriales tamit dafa organisé parce que état organisé lañ nekk ku ko bëgg a def beneen état yow yaa ko bëgg a def loolu mais ci état organisé lañ nekk ñu wax ne ay suuf si tamit bu ñu ko daggee di koy séddale dafa am benn commission bu ñuy wax commission d'attribution des parcelles loi bi tamit moo wax ni commission d'attribution des parcelles membres yi ñii la war a doon c'est des membres de droit yoo xam te ni ñooñu ñoo ci war a bokk ñu bëggoon kon mu wax ñu ñan ñooy commission d'attribution des parcelles boobu mu wax ñu ñan ñoo ca nekk ñiy joxe parcelles yi ñan la parce que du maire moo war a joxe ay parcelles commission moo war a joxe ay parcelles te commission boobu nan la ko tëggee lëndëm na ci suñu xel dem nañ ba ci moom laaj nañ ko mais booba ak léegi tamit nangu ci wax dara loo xamante ni lu leer la ñu gis ni tamit parcelles yi mu fi dagg ay junniy parcelles ñu bëggoon ñu xam ñaata la ci joxe ak ñaata moo fi des ñan la ko jox mu liste ko ñu xam la liste des bénéficiaires ndax ñooñu dëgg-dëgg ci commune bi la ñu dëkk wala fan lañ dëkk ak ci yan condition lañ leen ko joxee ndax dañoo def demande ñu jox leen ko wala dañoo def leneen ñu jox leen ko parce que loolu aussi lu dem na ci suñu xel parce que dañu xalaat ni ñun bu waa Njaxate Ndiassane jógee tey bëgg ay suuf dañu war a xool ñi nga xam te ni ñoo fi soxla suuf ñu dagg kër yu tolloog loola jox ko ñooña bu ñu demee ba ñeneen soxlawaat leneen la ñu koy bay bu ñu demee ba ñeneen soxla ñu daggaat pour ñooñu mais mënoo dagg ay junniy parcelle te nit ñi demandé wuñ ko léegi kon dëgg-dëgg dagg googu ngay dagg te nit ñi mënatuñoo bay suuf sax nga dagg ay junniy parcelle te joxoo ko waa askan wi léegi kon dëgg-dëgg lan nga jublu ci loolu parce que wax dëgg yàlla lotissement yi répondrul ci benn demande boo xamante ni population bi ñoo ko exprimé loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni ñu ngi koy déplorer tey soo demee ci mairie ba tamit ba fi Ousmane Sarr faloo ba tey doo fa gis ba tableau d'affichage ba ñu fa def nga xam te ni lépp lu ñu fa jël ci décision jël ko ci turu askan wi dañu ko far affiché boo fa demee doo fa fekk benn affichage amul benn décision boo xamante ni ñoom dañ ko jël boo xamante ni dañ ko affiché ba population bi mën ci accéder te itam ñun bu ñu jógee
bëgg a def lii ñu def dañu dem ba ci moom ñu ni ko léegi délibération yooyu yëpp même comme affiché woo ko jox ñu ko ñu dañ jël suñu xaalisu bopp ñu photocopier ko lire ko partage ko ak askan wi loolu aussi mu bañal ñu ko te alors que loolu tamit loi bi moo wax ni bépp citoyen am na sañ-sañu jot ci information yooyu noonu loolu mu bajal ñu ko te sous-préfet yëg na ko autorité yëg nañ ko ñoom aussi ba léegi ñoom ñu noppi ci loolu wax ñu si ñu gis ni tamit loi bi dafa tere li ñuy wax juge et partie nga bokk ci benn structure ba pare ngay contracté ak structure boobu ñu gis ni Dame Gueye mi nga xam te ni nee na mooy chef de cabinet moom il est conseil municipal ba pare en même temps mu boolee rôle conseil municipal am ak bëgg a nekk employé municipal ñu signal ko contrat ci biir maire bi mu koy liggéey ñu koy fay alalu askan bi alors que conseil municipal amul droit cumuler ñaar yooyu ou bien da ngay nekk di liggéey ñu lay fay ou bien nga nekk conseil municipal yem ci mais da nga war a démissionner ci benn bi ou bien kon dafa war a dañ ko war a démettre de son poste de conseil municipal wala moom ñu dàq ko ñu jël keneen et encore dafa signé yeneen contrat yooyu tamit dañu xalaat ni maire bi bu ñuy signé ay contrat dañu war a xool li nga xamante ni mooy expertise bi maire bi soxla ñu ni kat soxla nañ koo xamante ni war nañoo liggéeyal nangam ñu seet compétence yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi ñi nga xam ne bu ñu leen ko joxee ñu liggéey ko na mu gën a yéwéne ñu jox ko ñooñu mais malheureusement day seet ay jigéen ñaaleem ci wàllu politique mu jël leen di leen jox ay poste di leen fay parce que daf leen yéene xaalis mais gisuma lu ñuy liggéeyal maire yi ba tey lu tax ñu leen di war a jox poste yooyu te revenant même à Dame Gueye on a des adjoints au maire il y a le vieux Serigne Lo qui est là qui est adjoint au maire qui est payé par le budget il y a El Hadj Mamadou Kounta qui est adjoint au maire ñu fay ko ci budget bi nga jëlaat Dame Gueye signé ko beneen contrat pour moom muy signé extrait de naissance alors que ñee yaa ngi leen di fay pour ñu tëdd di nelaw loolu kenn mënu ko expliquer kon da nga jël suñu alal di ko kese parce que loolu noonu ka nga xamante ni yaa ngi koy fay mu nekk adjoint au maire mënoon na ñëw di def lu liggéey boobu la ngay fay Dame Gueye mu dugal ko feneen foo xam te ni population bi dinañ ko gën a soxla léegi boo demee tamit ci ligne budgétaire yi boo demee ci budget bi parce que ñu ngi jóom ci war a def orientation budgétaire wala voté waat budget mais ñu nemmeeku ni depuis moom mu toog fi budget yi muy def yëpp daf ci def ay lignes yoo xamante ni kenn mënul xam nan la ko bëgg a utiliser parce que dafay jël benn ligne def ci plus de 10 millions tudde ko dépenses diverses jëlaat benn ligne tudde ko plus de 10 millions def fa dépenses imprévues jëlaat beneen ligne def fa plus de 10 millions tudde ko autres dépenses te ñun xamuñu loolu lan mooy différence bi lan mooy dépenses diverses dépenses imprévues autres dépenses vraiment lëndëm na ci suñu xel kon moom comme boobu ba léegi nag mi ngi def loolu te tëkkoo ba war nañ ko laaj dëgg-dëgg bala muy votewaat beneen budget mu wax ñu loolu dëgg-dëgg lan la si jublu et encore mi ngi defaat ay lignes yoo xam te ni nee na social la ligne sociale yooyu tamit ñu war koo dimbale way néew doole yi ak ñi nga xam te ni yàlla daf leen a teg yenn catastrophe yi ay nattu la seen kaw ñu gis ni alal jooju tamit daf koy jël di ko jël ay nit yi nga xam te ni ay jigéen ñaaleem ci wàllu politique ñoom la koy fajale seen i soxla pour ñu koy tàccu mais gisaguñu benn yoon mu dem ci askan wi nga xam te ni ñoom ñooy ñi ko gën a yellool loolu tamit mu bokk ci li nga xamante ni vraiment ñi ngi koy déplorer parce que boo seetee budget commune de Chérif Lo tey ça tourne autour de 400 millions mais di nga gis ni vraiment lépp ci fonctionnement daanaka lay dem seeni mbiri bopp lañ koy réglé ak di jël di def ay dépenses de prestige yoo xamante ni wax dëgg yàlla du loolu dëgg-dëgg moom la askan wi gën a soxla donc loolu aussi ñu ngi ko ci interpellé pour que budget bi ni ñu koy tëggee ak lii ñu ciy def mu gën a leer ci xelu nit ñi et puis ñu koy publier di ko partager ak population yi parce que dañoo àdduna egg na foo xam te ni war nañuy mën a def sax ay fora de village dem ci village yi di partager ak ñoom budget bi waxtaan kook ñoom jox leen ko ñu xam li ci nekk ak lan lañ ñu dara defal lan lañ fi fekkoon ak lan lañ fi def ak fan lañ ñu nar a jëmee mais population bi ba tey jii nii daanaka ni ñu umpalee budget Pire umpalee ko budget Tivaouane noonu lañu umpalee budget commune de Chérif Lo bi nga xam te ni ñun fi la ñuy yeewoo donc loolu aussi ñu jàpp ni rëq-rëq la bu ñu demee ci budget bi ba léegi ñu dem ci fond affaire lu jàng ak jàngale wax naa léegi ni le maire a compétence surtout lépp lu mu yaakaar dina yëw leen dudd askan wi rek buñ ko gisee mu koy def ñun duñ ko daax mais quand même jàpp nañu office étudiant yi def na fa 6 millions woo presse bi di ko fu ne mu def fa tentamar mais loolu daf déjà dañ ko inscrire ci budget bi ñun on a le budget par de Bernou bu yéen pare bu leen neexee ñu partage ko ak yéen kon loolu budget bi moo ko prévoiroon xaalisu askan wi la ñu jox ko étudiants yi loolu kay amul tàccu amul dara suñu xaalis la nga joxaat ñu ko c'est très simple loolu lu ñu mën a comprendre la mu jógaat jël 12 millions voté ko te loolu sax fonds de dotation la d'ailleurs du suñuy fonds propre état moo ñu ko may état Sénégal état central moo ñu ko jox ni nañ ko dimbalee jàng ak jàngale mu jox ñu 12 millions bi mu ko séddalee jox ñu ci 12 millions ne ci éducation la koy def 12 millions yooyu moom bi muy exécuté en tout cas ñun film bi ñu am 8 millions la déclaré donc il y a un écart de 4 millions yoo xamante ni moom 12 millions moom la ci budget bi mi ngi ñun 8 millions la exécuté donc am na écart 4 millions yoo xamante ni bëggoon nañu mu wax ñu ndaka la ko def il nous parle dans le budget de entretien maison des jeunes
maison des jeunes bu ñuy entretenir alors que maison des jeunes bi juddoogul nga wutal xoteel ko ay yére yi nga ko nar a solal xam nga automatique loolu tamit wax dëgg yàlla tey na suñu xel parce que maison des jeunes bu fekkee am na ku ko fi xam bu ñu def ci commune de Chérif Lo mën nañu ko woon fa la nekk kon bu ñu dee voté budget di ci def entretien maison des jeunes alors que maison des jeunes existé gul vraiment loolu aussi rëq-rëq la bu ñu demee ci électrification ak extension réseau électrique yi parce que léeg-léeg ñu ni am na dëkk bu ñu yóbbu courant wala am na dëkk bu ñu yóbbu ndox wala am na dëkk bu ñu yokk courant bi loolu aussi depuis 2000 ba léegi mi ngi am ci commune de Chérif Lo kon loolu daf ko fee fekk Chérif Lo bénéficié wu ci dëkk yu bari bénéficié wu ci parce que at mu jot gàmmu Tivaouane su jotee ak gàmmu Ndiassane ñi ngi leen di nuyu xalif général de Tivaouane ak xalif général de Ndiassane di leen sant tamit ci jëf ji nga xam ne ñu ngi koy jëfal population commune de Chérif Lo parce que at mu jot commune de Chérif Lo suñu dee gàmmu Tivaouane jotee wala gàmmu Ndiassane am ñoom ci état ndox bi mu leen di may ak courant bi mu leen ci may di leen ca sàkk di ko dimbalee commune de Chérif Lo parce que ñoom dañoo yàgg wax ne Chérif Lo wanagu Tivaouane la Ndiassane aussi bokk ci biir commune de Chérif Lo léegi loolu tamit bu ñu ciy sant ñun dañ ciy sant le khalife général de Ndiassane le khalife général de Tivaouane mais jàpp ñu ni benn dërëmu commune bi dugg na ci parce que bu fekkoonte ni loolu daf cee dugg sax déjà dina poser problème parce que inscrit ko ci budget bi te xaalis lépp loo ciy def ci commune bi mu jëm ci wàllu xaalis bu dafa war a nekk ci budget bi su nekkul ci budget bi rek nekkatoo ci li nga xamante ni ci nga war a nekk parce que budget bi moom lépp lu ci nekkul mënoo ko def kon lépp loo xamante ni gis ngeen ko ci dëkk bu mën di doon ñu yokk fa ndox wala ñu yokk fa courant na ngeen xam ni du budget commune bi parce que loolu nekkul ci budget bi waa Ndiassane ñooñu ko dimbalee wala waa Tivaouane ñooñu ko dimbalee kon nag moom bu fekkoonte ni dafa bëgg a nekk nit koo xamante ni ku reconnaissant la kuy nangu lu ñu ko defal la wax dëgg yàlla daf ko war a sante Serigne Ndiassane sante ko xalif général de Tivaouane mais wax dëgg yàlla wartu ñëw di ko approprié wu ni moom mooy def loolu te itam bis bu nekk mu ni moom ci xaalisam la koy defee ñun nag soxlawuñu xaalisam suñu budget rek la ñu bëgg ku ñu ko exécuter ci ni ñu yaakaar ni noonu nga ko war a exécuter